semaine maximum ñu doogu donc loolu tam jéego la beneen bi mooy boo seetee collectivités territoriales yi mooy maire yi danoon toog ba mois de mars pour joxe jàppale bi ñu doon jàppale école yi léegi da nga leen di gis si seen presse bi nga gis ñuy concours naan indi naa cahier indi naa tel donc loolu aussi bénéfice la boobu tey jàng tey donc daal processus la xëy na du mate ci école yépp waaye at bu jot école yi koy jéem dana bëri ñi ko mënul réussir temps bi ñu doon toog di ko perdre dana wàññeeku te pour ñun loolu ay bénéfice la yoo xam ni buñ ko xeebul di ko célébrer mën naa tax ba ndànk-ndànk ñuy construire processus bi ba dem ci normes yi parce que ubbi tey jàng tey du campagne bu am solo dans un pays normal c'est-à-dire que bu lépp doon dox normalement kenn war fee wax ubbi tey jàng tey mais ñàkk normal moo war a ñëw ni ko jàng bi du rek ici à Dakar parce que zone yi gën a reculer également ci lañ bokk mais dañoo gis ne ba tey les conditions ne sont pas réunies pour ñu am jàng bu mucc ayib bu école ubbee par rapport ak abri provisoire yi ba tey réalité la ici au Sénégal ban jéego ak tànk yi ngeen ciy dox pour loolu ñu mun ko fi jëlee ni mu gën a gaawee. waaw ñun li ñu gëm mooy abri provisoire mënu fee jeex tàkk. moo tax bi ñu waxee programme zéro abri provisoire ñu ne lii daal ay gént la rek quoi. parce que bu ñuy wax dëgg école boo xam ni dëkk boo xam ne dañu koy tabax te bëgguloo kenn nekk ci mbedd mi il faut muy am ay abri provisoire mais soxna Fatima na nekk provisoire moo tax ñu laajoon nguur gi ne leen lan mooy durée wu vie provisoire. provisoire mooy 2 ans ñoom loolu la ñuy wax ñun leen ba 3 ans sax xel nangu na ko fii ak ñetti at communauté bi tax teg na fi benn abri. ñetti at yi yow war nga mën a planifier dans son budget pour que ne balaa ñetti at du jeex école bi nekkoon abri ñu mën ko construire mu nekk lu normal mais loolu mooy li nga xam ne amul donc da nga gis abri boo xam ne dana fi def 10-15 ans donc ñun suñu liggéey si fànn boobu mooy def plaidoyer pour wax ni école bu nekk ci abri provisoire warul durer lu ëpp ñetti at te malheureusement c'est pas le cas donc pour ñun c'est un élément essentiel te loolu Covid gën na koo dëggal parce que Covid fàttali nañu ni résultats yi bi ñu koy am c'est parce que écoles yi dañoo nekk dans un minimum de conditions donc conditions d'apprentissage yi ba seen xel dal parce que abri provisoire mooy mbaa mi danañ jàll ku nekk jàll donc concentration bi war a am du fa am ensuite risques yi am ci feebar risques yi am ci accident dafay taxaw dal bi war a am parce que jàng xel la te xel day ànd ak dal loolu dafay manqué loolu moo waral évidemment ñu jàpp ni programme la boo xam ni war nañ cee def ay jéego pour ñun jéego yi xeeb nañ ko war nañ ko accélérer te war nañoo jël décision ferme ni benn abri dootul du nekk pendant 3 ans te remplacer wuñ ko. mais tey jii ci kaw loolu également ak sànq Dimet mu ngi koy wax par rapport ak li jëm ci journée bi ñuy kii droit la boo xamante ne jàngalekat bi am na ko ci mu mën a am condition yu mucc ayib pour liggéey ci teeyaayu bakkanam mais tey jii li ñu nemmeeku ci secteur de l'éducation bi mooy coow li bari na loolu tey yéen ñi nga xamante ne yéen a ŋànk secteur bi nekk ci société civile tëddee njaaxanaay naka ngeen mën a defee ba saafara loolu diggante jàngalekat yi ak nguur gi mu am juste milieu. ñun foofu xam nga ñun comme j'ai l'habitude de ñun amuñu école amuñu enseignant amuñu élève ñun société civile lañ donc li ñu mën xam nga ku ne da nga xam sa bopp aussi. ñoom ñooy décideur ñoom la ñu fal. ñun li ñu mën def mooy chaque fois ñu produire ay rapport ba nga xam ne li ñuy wax du nekk suñu xol kese ak suñu xel mais dafay nekk loo xam ne dañu ko gëstu ci terrain bi ñëw teg ko ci table bi. boo jëlee yëngu-yëngu yi am xam nga système mënta fonctionner mënta jëm kanam tant que moo ngi am perturbation. di yëngatu yëngu-yëngu yi am yëpp fan la lalu jàngalekat la ñuy wax ay accords yi ñu signé te respecté wuñ ko ñu ne gouvernement bi mais accord boo ko signé d'autant que yéen a fi waxoon cette fameuse phrase là accord réaliste et réalisable. da ngeen ko war a respecté non seulement respecté ko mais da ngeen ko respecté par rapport ak échéance yi ngeen définir. donc chaque fois bu ñu déggee enseignants yi ne accord non respecté ñun dañuy jox dëgg enseignants yi parce que accord gouvernement bi nga xam ni moom xam na moyens yi mu am xam na li muy waaj a am ressources yi muy war a am xam na it. am na expertise bi war parce que ñu ko wër ñëpp ay experts lañ war na mën a signer loo xam ne dana ko mën a jëmmal mais ñu ne même bu nekkee ni am na ci biir jëmmal bi ay jafe-jafe yu am mais ngay woote waxtaan ak jàngalekat yi boo woote ak ñoom waxtaan da nga mën a wax ni bii am na jafe-jafe tànn bi dañuy pousse échéance bi à tel niveau mais toog nañ fi ñaari at yoo xam ni amul. waxtaan amul monitoring. mais est-ce que aussi état bi am na volonté politique pour saafara revendication yi nga xamante ne nii jàngalekat yi teg nañ ko ci table bi d'autant plus que dafa amoon ay engagements yu ñu signé ñu dégg Mariama Sarr wax ni dinañ ubbi ay négociations soxla lu jëm ci wàllu monitoring mais est-ce que loolu c'est du sérieux. waaw c'est-à-dire que aujourd'hui mbir mi waratul nekk ay wax dafa war a nekk ay jëf parce que man dégguma enseignants yi ñu teg ay revendications yu bees.
yi ñu fi tegoon rek lañ fi teg. mu amoon ay échéances yoo xam ni teg nañ ko ne bu ñu tolloo ci fànn bii la ñuy jëmmal teen mbir. bu fekkee nag ni yooyu yëpp weesu na dootul nekk te ay wax ay jëf lay doon ñun démb dem nañ ci rencontre bi amoon entre syndicats yi G7. ak gouvernement bi toog nañ fa si place observateur déglu leen bi ñu leen déggee li ñu gis mooy ay waxtaan yi war a am diggante jàngalekat yi ak chaque ministère la pour mën a avancer loolu dossier yi. pour ñun foofu la ñu war a dem mooy teg ay actions yu leer yuy wane ni li ñu dégg woon ak yéen dañ koy jëmmal ci fànn bi mais dootul nekkati ay wax. parce que dootu nekkatuñ ci période de négociation donc loolu mooy li nga xam jàpp nañu ko volonté politique pour ñun dafa war a am ci mbirum jéem a solder accords yi nga xam ne am na ci diggante enseignants yi lu tax parce que comme je l'ai dit bu fekkee ni amuloo système éducatif bu stable mais mënuloo gënt am ay résultats yi gën jàngalekat yi je crois que tey seen bis la dañ leen di sargal ci biir sargal bi dañuy fàttali ni ñaari atu Covid bi yëpp amul grève kon te nag def nañ ci njàmbar ci fànn boobu il faut que ren aussi mu nekk at boo xam ne mooy précédé ñetti année yu yëngatu yu nar a yëngatu parce que da ngay dem ci élection locale dem élection législative dem élection présidentielle te ñëpp xam nañu relation bi yàgg am entre élection ak perturbation scolaire donc ñun ñëpp dañoo war a am intérêt fexe ba lépp loo xam ne digge woon nañ ko jàngalekat ñu jëmmal ko loolu mooy waral suñu école du am perturbation autrement mais justement ak lii ñu gis nii ñu commencé waat est-ce que ñoom politique yi nekkuñu di dóor dàqeeg jàngalekat yi ngir mën a dérouler seen agenda ci élection yi waaw mais loolu moo war ta am te loolu jàngalekat yi ñoo war a organiser wu ba loolu du am parce que xam nga xam-xam bi am ci kilifa yi. xam-xam boobu moo am si jàngalekat yi. même expertise ñoo si am donc war nañoo mën a def ñoom seen i gëstu seen analyse ba fexe ba évidemment que du nekk comme tu dis ay affaire naxante parce que naxante ñaari mag bu ñu ko sekkee mag yow bu ñu ko sekkee di waxtaan boo ma naree nax day fekk vraiment ma yaafus loolu pour ndaw nga nax ma kon te nag war nañoo mën a dëggal relation bi ba mu nekk relation bu franc bu sincère ba nga xam ni aujourd'hui bu ñu ciy avancé dina mën a tax ba dal am parce que bu ñu ko deful rek lii am mooy jeu d'acteurs yi am mooy coow li am ci diggante mag ñi dafay daanu ci xale yi nga xam ne xamuñu lu xew yëguñu lu xew tooñu ñu defuñu dara. donc moo waral est-ce que dina yomb du moment où gis nañ ne ñoom sax ñu ngi yëkkatiwaat seen i ay kàddu ngir bëgg rentrée bi rek ñu soobu ci grève yi. waaw je pense que loolu sax mën naa tax mu yomb parce que man suñu yëkkatee seen kàddu ne rentrée day am grève du ma ko jàppee menace. mais dama koy jàppee alerte. donc boo amee gouvernement comme disait Ndeye bu sérieux gouvernement bu am volonté politique danaan alerté nañ ma parce que nee nañ ma bu école ubbee dinaa dem grève te wax nañ lu tax ñu bëgg a dem grève kon da nga war a mën a gàttandu alerte yooyu pour mën koo indil saafara ça veut dire que tey dañu soxla am gouvernement boo xam ne dafay déglu lii waa ji doon wax déglu bu stéréo mooy déglu voix yëpp ba pare ki nga ko sekkal nga respecté ko ça mais bu nekkee dafa am ay biais jàpp ni kii waa ji kat day politique kese wala waa ji dafa bëgg a yàq kese loolu mooy naxasal ak loolu mooy jaxase relation yi mën a am diggante nit ak nit kon tey nañ jàpp ni ay mag ñoo ko sekk relation de confiance moo ko war a jiitu lépp dafa war a lalu ci franchise ak ci sincérité ñu jëmmal loolu nga xam ne moom la ñu digg ak jàngalekat foofu daal la ni xaar bu amul daal ñun société civile li ñuy def mooy kenn yorul suñu gémmiñ pour bañ ñu dul baaraam ci mbir mi. alors justement est-ce que c'est acceptable que gouvernement bu Sénégal nangu la mu signé woon ak jàngalekat yi te point bi ci gën a fës mooy système de rémunération bi nga xamante ni état bi nangu na ni moom daf leen war a jox seen gëdd mais jusqu'à présent dafay tardé est-ce que loolu xel mën na ko nangu. non de xel nangu ko parce que bi ñu amee seen. te yéen aussi ban taxawaay ngeen am ci mbir moom noonu parce que c'est vrai que yéen mënulu leen gouvernement bi dara dul alerter mais tamit te fekkee ngeen aussi ay négociations yéen jéego ngeen dox ci yu mel noonu. non ñun jéego yu ñu ci def mooy chaque fois puisque ay observateur lan bu yu mel ni amee ñu laaj ñu suñu xalaat dañuy joxe suñu point de vue documenté teg ko ci table loolu mooy benn. ñaar du ñu yem kese ci duut baaraam jafe-jafe yi mais jafe-jafe bu ñu gis danañ ko jéem a gunge ak ay piste de solution. ñun jéego yooyu la ñu mën def. ñett mooy. ñun bu ñu toogee ministre Talla xëy na moom ñuy seetaan ak yeneen kilifa yi. boo fekkee bu ñuy waxtaan ak ñoom wax dëgg yàlla dañuy wax yàlla kese tax suñu kéemtalaay kàttan la ñuy wax amul dara lu ñu ci laaxal wala ñu ci nëbb-nëbbal. wante foofu la ñu mën a yem. foofu la ñu mën a yem mooy def pression bi def lobbying bi def démonstration bi indi ay proposition jox leen ko loolu mooy li nga xam ne mooy fànn bi ñu ciy def. wax nga ko bi seen accord 2018 bi ñu koy tabax. demoon nañ ba nga xam ne poñ bi nga xam ne moom rek moo leerul woon mooy système de rémunération. parce que président de la République def ne système de rémunération puisque weesu na jàngalekat yi dañuy def benn étude bu ñu jëlee ci étude bi ñu seet nag nan la ñu mën a lijjante rémunération. def nañ étude bi ñun li ñu jaaxal mooy ba léegi dañu ranger résultat wu étude bi. nañ ko génnee ñu jàkkaarloog moom lu mu jafe-jafe
jàpp naa ne ñun sénégalais ñoo gën a intelligent problème bu mënti am. lu mu jafe-jafe nañ teg étude bi ne lii la génne mais ñëpp xam nañ ni boo gisee jàngalekat bu nekk hiérarchie A